ñu ngi jëm ci dimanche le 20 ñu fekk président CNC mu convoqué woon ñaari camp mbër yi ak waa police ñu doon def benn réunion bi ci pour lan la woon. waaw dama invité woon waa police pour ñu ñëw ñu def benn réunion convoqué managers yi ak fans club yi pour que ñu taxawaay bu rafet dimanche ci combat Reug Reug ak Gouye Gui ñu def jàmm par ay slogan jàmmoo jàmmal nit ñi ñëw def présentation bu baax honoré seeni contrat ñu sàmm arène nationale bi sàmm te respecté également population bi te vraiment ñu def combat bu fet bu mag a mag a mag ndaxte promoteur aussi du promoteur bu ndaw ñu ñaan jàmm ci réew mi félicité waat Lions yi ni ñu kontaane woon keroog ñoom suñu fexe bi amateur lamb kontaane si ñoom jërëjëf. mu mel ni yàgg maar ba tey le 20 lañ jëm ñaar ñi ñu jàkkaarloo nag kenn ki nekk à droite moom mooy Djily Wade moom mooy président école de Mor Fadam yaakaar naa tamit moom moo yore Gouye Gui ki ci des moom mooy Mamadou Sène tamit mbelo ngi tamit ci camp Reug Reug la bokk layti nag lañ doon faral di gis waaye tey daa mel ni moom moo ko fi teewal ma jëkkee ci ki nga xam ne moom mooy père Djily Wade père maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi dolli ziar ñu ngi lay ziar bu baax Babacar. maa yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi am jàmm bu baax. xëy naa tey fekk leen bureau CNC le promoteur Mao Cissé borom Sénégal Entertainment groupe ak ki nga xam ne ni moom mooy Bira Sène ak waa police ak yéen ñaaru camp mbër yi lan moo nekkoon jataay bi. waaw jataay bi moo doon dernier réglage yi quoi réunion de sécurité la pour ñu xam par exemple ñaari mbër yi nga xam ne ñoo war a daje fii dimanche lamb ji nu muy demee ndax événement la comme événementiel la nag foog nu waxtaan ci ni nga xam ne tenants yi ak aboutissants yi ba doon nit ñee ñëw fii parce que lamb am na xar kanam bu mu am fan yi boo xam ne daal rafetlu wuñ ko te lamb ji lamb en direct la addunaa koy seetaan kon kenn ku ci nekk war nañ laa wax fi ngay taxawee mooy tirage au sort bi tribune bi nga xam ne moom nga war a jël ak say supporters ak sa batterie nombre convoqué yi da nga ko war a déposer 48 heures avant le combat ak def appel à la non violence ba maîtriser xale yi ba combat bi jàll ci jàmm ak salaam. yow tribune bi nga amee xam nga ko. waaw tribune bee laa jël. moo féete fan. bee mooy boo duggee ci côté porte mbër yi porte bi mbër bi duggee à ta gauche waaw fi Balla Gaye nekkoon côté bi Balla Gaye ñoom nekkoon foofu mooy bee à ta droite mooy A foofu la Reug Reug moom waaw. sol dinaa ñëwaat léegi Mamadou maa ngi lay ziar. Babacar ñu ngi lay delloo ziar. mu mel ni tamit laaj bi ma laaj Djily rek laa lay laaj def naa loolu li mu wax moo waraloon jotaay bi tey yow loo siy dolli en tant que koo xam ne yow yaa fi teewal waa Thiaroye. waaw dinañ si dolliwaat rek parce que père Djily wax na lépp li nga xam ne moom lañ fa wax dañ ñëwoon tey surtout ñu war a sensibiliser ñi nga xam ne ñoom lañ nekkal à la non violence parce que lamb ñun ñëpp ay mbokk lañ ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal bu ñu ku am ndam ci biir réew mi lay des dina ci baax nag CNG woo nit ñi gën leen ñaax ci li nga xam ne moom lañ bëgg ak la ñuy bañ booy ñëw di jóge sa kër nga war a xam fi nga war a teg sa tànk moo gën nga ñëw ba ci buntu bi ñu la koy wax la ñuy tere nga teel ko sóoraale balaa ngaa ñëw ci buntu bi dend attroupement xam fi nga teg sa tànk loolu daal bokk na si gën a tax ñu ñëw fi te wax nañ waxu responsable itam dégg nañ leen waaw. wax nañ waxu responsable dégg nañ leen loolu leer na wax nañ ci waxu violence beeg police ak ñëpp teew nañ kon ñu ñaan yàlla dimanche maanaam mu jeex si jàmm mais damay ñëw ci ñaari mbëri def nañ open press yow yaa mujj a def démb open press sa mbër bi nga gis démb mu def open press actuellement ci ban état d'esprit ngeen toll fi mu nekk nii. waaw sunu mbër bi def open press démb mi ngi fi mu war a nekk waaw maanaam fi athlète di nekk moom ma nga fa waaw. maanaam boo nee fi athlète di ne maanaam mooy ça veut dire que lu mu boole actuellement. fi mu ne nii parce que sport na def na contact yam war a def yëngatu na ñëpp xam nañu yëngatu na waaw. am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne yëngatu bi am na lu ci des parce que dañ jàpp ne poids bi ba tey mu ngi fa téye kook yu mel noonu yow gisoo loolu wala. waaw poids bi bu wàññeekoon di nga gis ñu la ne dafa war woon wàññi poids muy def lii l'essentiel li ci gën a am solo mooy yow nga koy tàggat nga xam li nga war a tàggat ci moom ak nga xam sa athlète fi mu jëm ak li mu àttan teg nañ ko yenu na ko looloo ci am solo. kon poids bi jaaxalu leen yéen. non loolu du problème. du leen handicapé si géew bi. jamais loolu du ñu handicapé. Gouye Gui dina neex a daan. waaw ça dépend kenn du jiitu yàlla nag te Reug Reug mooy bëre. maanaam ci côté sport laay waxee de xam nga sport la ñuy waxee ñun ndax Gouye Gui dina neex a daan Mamadou. loolu lañ bëgg mu neex a daan waaw loolu lañ bëgg waaw. combat bi yàggaay bi wala gaawaay bi bu leen ci gënal. bu mu ci mën a doon parce que sooy bëreeg nit te mu bëgg mu yàgg muy def lii de mën na yàgg mais su gaawee tamit daf ñuy gën a arrangé leen arrangé ñëpp ñuy seetaana mooy gën a tey gën a baax waaw. mais bu yàggee est-ce que du ngeen bu yàggee est-ce que Gouye Gui du leen gën a nekk à l'aise. waaw loolu nga jàpp. non dama ko yaakaar parce que xam nga tey ñu bëri dañu gis ne Reug Reug xale la li mu def ci lutte simple wax dëgg yàlla jafe na nga gis mbër bu ko def kon xëy na bu ñu bëree temps bu yàgg am na ñu xalaat ne du man sama xalaat de mais xalaat nit ñi laa lay indil ñu xalaat ne bu loolu amee est-ce que du nekk handicap si moom wala yow d'accord nga ci loolu wala d'accord. non ñun pare nañ pour tous les plans sur tous les plans lamb moom day gaaw day yéex lépp ngay préparer rek parce que su fekkonte ne xam nga ne nii lay demee doo fa nekk di sonal sa bopp ci contact da ngay def lépp nga pare fu ñu la fëgg nga mën a wuyu waaw.
daal dimanche pare nga. séeréer ne daal ndom doole jara waxal loolu waxaat ko. njom doole jara xumi ba pof génoox waaw foofu laa la mën a yamal njom doole jara kenn jeexal na wax kon looy wax paa bi. père non père moom sunu père la dafa am lu bëri lu ñu bokk moo tax baa ma jox ko cër rek waaw père sunu père la moom jox ko cër du tere di nga bëreeg moom pour bëgg ko daal. rek guy gi ñooy bëre ci biir géew mais père du mu bëre ak moom waaw seen ñaari mbër yi. sunu ñaari mbëree bëre moom mais mbaag père du ñu bëre mais Youssou Ndour loo koy wax ak groupe Futurs Médias ak Mao Cissé mi nga xam ne moom lañ teg ci bopp bi. c'est moom ca kaw ca kanam rek waaw moom lépp lu mu song yàlla na ko daan parce que Mao moom jàmbaar la waaw lépp la waaw jàmbaar la wax dëgg yàlla jeune bu bëgg li muy def la waaw ñu ngi koy ñaanal ca kaw ca kanam waaw. Père Djily dégg nga li Mamadou wax de ci côté combat bi yéen tamit combat bi ban état d'esprit ngeen toll def ngeen open press est-ce que yéen tamit yaa ngi wax ne da ngeen a wàññi poids est-ce que loolu jaadu na ci guy gi ci xale bu toll ni Reug Reug. waaw xam nga ñun nag wax dëgg yàlla on est des habitués des grands événements combat du ñu ébranlé quoi combat bu ne affronté nañ ko. kon Reug Reug mënu leen ébranler. non ñun la peur n'existe pas dans notre dictionnaire fu ñu jëm rek xam nañ ko balaa timis ñu libéré gars yi. Père li nga wax la. 6 combats la day gaaw 10 bitel nga am 15 minutes lamba ji du taxaw balaa timis ñëpp jullee ji ko seen kër incha allah. kon xalaat violence du am dara du am. balaa timis ngeen libéré waa Guédiawaye. libéré ñëpp jullee ji ko non xool dimanche nga gis loo mës a gis lamb ji balaa timis nit ñi seen kër la ñuy jullee ji puisque 6 combats dafa gaaw. xanaa da ngeen a pare sur tous les un an bu lamb bu def un an bu fekkee pare wu ci dootoo pare. mais xale bu toll ni Reug Reug macha allah ñu xam ne mbër bu complet la ci bëri bi ci xeex bi lutte simple beeg lépp mu dajale ko ngeen bëgg a libérer gars yi ci rapidité. est-ce que loolu dina. looloo tax nu jël ko nag xam valeur am xam ni technicien la xale la am na doole mën naa bëre nekk na ci temps mais loolu doyul pour daan guy gi cela ne suffit pas. non. li Reug Reug yor doyul pour daan guy. non loolu rek doyul pour daan ko de lamb beneen affaire la dimanche ngay comprendre. kon moom daal di sa beneen bagage bu mu xamul. non dimanche ngay comprendre ci lamb la nekk combat bu ne am nañ ko faral nañ fi ku ne nan ñaan yàlla may leen wér ñoom ñaar parce que ñaaru mbëru gox lañu te ñoom ñaar ñëpp côté bi ñu dëkk ay bassin wu lamb lañu du ñu yàq lamb violence amu fa yoon parce que man yor naa mbër mu nekk Caaroy géej xam naa leen du ñu yàq lamb dañuy ñëw bëri si dem Guédiawaye bañ nañ ko ba ñoom lañ jox trophée fair play bi. kon da ngaa min Caaroy. damaa min Caaroy. min nga Reug Reug. waaw min naa ko parce que xam naa ko ci lamb ji maa ngi koy seetaan muy bëri. ni nga waxee sa xel mi dal na de. sama fils la dimanche dama koy defal bagage rek mu seeta leneen yeeg yow tamit waaye père mi dafa. père day xajal doom mu jàll xam nga père boo yaree sa doom doo comprendre dañ dem ba dimanche mu ne ndekete sama boy bi ku garaaw la dina naan Babacar ndekete boy bi lim noppi yëpp ku garaaw la loolu laay ba ma bàyyi père ba ma defal ko code rek ma codeel ko waa. Mao Cissé dinañ wax ci moom parce que moom la ñu teg mbir yi ci loxo mu di ko doxal Youssou Ndour nekk kilifa groupe Futurs Médias ñaar ñooñu en commençant par Mao Cissé jëm ci Youssou Ndour la leen di wax. waaw xam nga man dama yàgg a jooy làmb joo xam ni dafa commencé woon am beneen ampleur puisque làmb dafa demoon ba mag ñi dam nay laaj ndax làmb mi ngi am ba tey puisque booba xam nga mag mënul dugg ci internet duñ maîtriser ay pay-per-view malgré que baax na puisque day innover dina am leneen loo xam ne mu ngi koy indi ci làmb mais ci ñi nga xam ni il faut penser à un mooy les malades yi tëgg te hôpital yi les prisonniers yi nga xam ne ils sont derrière les barreaux ñooñu dañu bokk ci askan bi ak mag ñi nga xam ne dañoo mën dugg dans internet xam nga ñooñu ñëpp dañu bokk ci askan bi te dañ daan seetaan làmb te seetaan na tuñ ko kon kii c'est un pas Mao dafa def acte boo xam ne acte de noblesse la dafa boolewaat làmb ci ñi nga xam ni làmb da leen a génne woon loolu nag dañ ko ci saluer di ko ci gërëm di ko sant parce que làmb bi événement la boo xam ne adduna bépp koy waxtaane waaw. et puis li ma gën a seetlu mooy gis naa tey mu mel ni ñoom dañoo teel a yemuñu sax ci sécurité ak yooyu mais set gi fi nit ñi toog dañoo dem jëlee ay nit fay leen pour ñu ñëw nettoyer stade bi man gis naa fi te xam naa lu dëgg. 3 jours depuis 3 jours ñoom ñi ngi fi oto mbalit yaa ngi nii ngay gis dañoo raxas stade bi ba mu set ji nga stade bi gisoo fi ñax dañoo raxas chaise yi defar tribune bi barrière yëpp taxaw na dafa mel ni làmb ji tey la tout est fait fini lépp pare na lépp loolu nag maa li mu def noonu nag war na doon exemple ci ñeneen ñi nga xam ni am nañ ay journée yu war a ñëw war a am ay événement xam ni lii dafa bokk ci làmb waaw lii dañ koo defar ba mu set wecc di xaar bis bi dimanche incha allah. defe naa loolu tamit war nga ci am loo ci sànni. waaw xam nga Mao moom waxoon na ko ne woon na dina innover def lu kenn deful raxas si ba mu set wecc waxoon na ko te def na ko te séntu woon nañ ko aussi waaw set na wecc fi mu toll nii nag na ñëpp ñëw sol lu set ñoom Babacar sol lu set yow mii sax da nga war a génne nag yére bu cher nga sol ko nag nga ñëw fii teew ñoom Lamine ak ñëpp def lu set ñu ñëw supporter fii mu neex ñëpp ñibbi journée set la waaw ñu daan jël bu set lépp set. Youssou Ndour wayoon set waaw. ñun fans club yi ñu ciy wax du bari
tur bi nan la avant tout. tudd Diouf VIP. VIP veut dire les volontaires pour l'indépendance et le progrès. ma nekk président fans club yu bëree bëri de lutte. Toujours dama naan en réunion que làmb suñ cosaan la kon amuñu droit yàq ko te ñi nga xamee ni ñi ngi doxal làmb nekk na ñoo xamee ni ñëpp ay sénégalais lañu te ndeysaan président Bira Sène dafa nekk koo xamee ni daa bëgg làmb heureusement ba mu nekkee président CNG. làmb ji ñi koy organiser aussi nekk ay nit ñoo xamee ni ay sénégalais yu am marque lañu parce que boo waxee Youssou Ndour. boo waxee son fils Bira boo waxee ki nga xam ne ni moo organisé combat bi Maawo ñuy nekk doomu sénégalais yoo xam ne ni des sénégalais de valeur kon du ñooy woon képp koo xam ne ni fans club nga ñu ak jàmm ak salaam ak fair play ci combat bi incha allah waaw. kontaan ci yow. jërëjëf mon ami thank you. xool waa TFM tëgg seen combat Maawo promoteur bi. Mao Cissé moo tëgg combat bi de waaye moo taxaw si ginnaaw caméra bi tamit di lijjanti pour ñu di poser question yi gis nga jox na Père Djili Wade micro ba Mao ngi noonu taxaw nee na ko joxal Mamadou non kenn du Mao Cissé Mao dégg nga Mao ngay poser ay question da yàgg maar Youssou Ndour kay kon juumul ndekete taxaw Pape Sarr ngi ni taxaw te groupe Futurs Médias ñoo tëgg parce que Sénégal Entertainment Mao Cissé moo ne ci bopp bi ci côté lamb ji ñu tëgg te dama lay dégg ngay revendiquer sa digganteeg ñoom bés bi loo ciy wax la 20. bés bi sama bés la bés bi dafa mel ni tey waa Rent DKR ñooy tëgg parce que kii nii suma frère la suma xarit la muy Mao ñëpp xam nañ sama sortie bu may def su may ubbi Birane Ndour laay wax du dëgg ñëpp xam nañ loolu yàlla dafa def suñu kër turandoo Youssou Ndour mu ngi yeewoo foofu si biir kër gi muy Youssou doomu Madina Kome li may wax moom suñu papa Youssou Ndour mu ngi may dégg kii suma frère la naa ko won ni lii sama yëf la maa ngi ciy woo Pikinois yëpp ñu def ci fair play bu kenn damm 16 bu kenn def dara bokk naa ci organisation bi di ko jàppale lu làmb ji laaj rek dinañ ko defal ba dimbali ko jàppale ko kon dama bëgg ñëpp ñëw jàppale ko sponsor yi ñëw dimanche la na ñëpp ñëw taxaw ko jàppale ko waaw parce que combat bi kenn waru koo tarre combat bu neex la guy gi rek moom combat bu neex la te ñëpp a ngi koy xaar wax dëgg yàlla waaw. mu mel ni buñ ci jógee dimanche ba ca toll ba ca toppaat yéenay ñëw ak mbay guy gi Zarko. man maay ñëw le 27 février stade Iba Mar xam nga maay ñëw le 27 tamit suñu frère Fallou Ndiaye tamit day tëgg fii mooy wan ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay munoon naa yem si nit le 27 maay tëgg fii mais Fallou Ndiaye mooy tëgg fii day tëgg fii parce que tamit am na benn journaliste bu doon def foofu benn face à face mu naan le 27 ku tëgg doo ñëw man maa ngi bëgg ñi ñëw fii ñi ñëw fële. ku ne dàq sa wërsëg. ku nekk dàq sa wërsëg. parce que da ngeen di yokk lamb Rent DKR Fallou Ndiaye itam ku ne xam ne yokk na lamb bu baax a baax. day yokk lamb bu baax a baax a baax a baax may wax ni rek waajooju noonu suma rakk la yooyu bu mu ko waxati parce que le 27 Fallou Ndiaye mooy tëgg fii kuy tëgg kenn du ñëw maa ngi ñaan stade bi fees dell arène nationale le 27 journée Fallou Ndiaye bi fees la dell ñu nit ñu fees la dell ñu xam ne tey lamb mooy gagné lamb dox rek. kontaan ci yow Pape. jaajëf. Mao Cissé ngi nii taxaw nag defe naa ne dégg ngeen ñi fi wax ñëpp ginnaaw bi président CNG waxee les ménages wax ki jiite supporters yi Pape Sarr wax na ñëpp wax nañ Mao defe naa ne moom moo nekk ci groupe bi dimanche incha allahu rabbi yaa ngi ci ay préparation fekk nañ leen ak réunion ak waa CNG ak police bi. waaw fi nii moom li ñu naan wuure ba dem na këng waaw donc def nañ dernier réglage yi ñu ngi xaar dimanche jot rek incha allah ñu déroulé parce que dañ doon def réunion sànq ak waa sécurité bi. di gërëm waa police bu baax nag parce que ñun li ñu yaakaaroon sax ñoom def nañ lu kawe suñu yort parce que déjà ñoom dañ nar a dem kër mbër yi ànd ak ñoom ñëw ci arène bi bu ñu paree ñu àndaat ak ñoom gunge leen ba ñu yegg incha allahu rabbi assurer donc dañuy assurer sécurité bi avant pendant ak après événement bi incha allahu rabbi donc moom lañ doon xool pour xool disposition sécuritaire yi nga xam ne moom la ñu war a jël ci jour combat guy gi xam ne dinañ ko def incha allahu rabi ci jàmm mu jeex si jàmm ñëpp ñibbi si jàmm incha allah. mu mel ni loolu am na yàlla na am ak jàmm jeex si jàmm comme ni nga ko waxee tey defe naa am na loo xam ne def ngeen ko tamit muy nettoyer stade bi
ci nettoyage boo xam ne da ngeen ko def 2 jours wala 3 jours avant ngeen fay ay nit société sax laay wax mu raxas stade bi parce que fomp ñu ko man ndox laa gis ñu koy raxas loolu mu mel dafa bokk ci li nga xam ne moo nekkoon yi nga waxoon ne di nga ko indi ci yeneen anam ci làmb. waaw comme li ma doon wax toujours rek mën nga liggéeyal làmb te doo nekk CNG comprendre nga donc te dañ ne ku yokkul yow yaa wàññi donc ñun bi ñu ñëwee fii repérage xool on a vu que ne arène bi dañu gis ne dafa salté donc ñu am idée xool nu ñuy def partenariat ak waa UCG parce que fayuñu dañu am partenariat ak ñoom. partenariat ngeen am. exactement waaw donc ñu def partenariat ak UCG pour ñu nettoyer stade bi ñun li ñu prévoiroon sax mooy ñu nettoyer ko vendredi mais bi ñu réunion ak ñoom ñu ñëw fi xool ak affaire yi ni mu salté ak ni mu mel ñu ne ñu non benn fan wala ñaari fan doyul il faut que ñu teel a commencé parce que sinon du ñu mën a pare fii ak dimanche incha allah moo tax ñu commencé ko ñoom depuis mercredi ñu ngi fi te arrêté wuñ ci nettoyer stade bi kese parce que bu ñu ko nettoyer ba jour làmb ji donc dañ koy nettoyer avant làmb ji jour làmb ji buñ ne suba la incha allah parce que samedi dafa am làmb samedi bu làmb ji jeexee dañuy ñëw fii guddi gi nettoyer waat ko dimanche ñu def làmb ji incha allah lundi ñu xëyaat encore ñëw nettoyer waat ko ba mu set incha allah soobee yàlla. solo ñaari mbëri defe naa fi mu nekk nii gis nga leen ci côté open press yi mbooloo yi ñu génne bari na trop. waaw xam nga làmb moom ak loolu ñoo ànd donc làmb affaire popularité la donc ñaari mbër yëpp ku nekk def nga open press sa koñ donc gis nañ population bi ni ñu génnee ñu leen wax rek ñu ànd ak seen mbër ñëw stade ñu def la fête parce que invité d'honneur bi monsieur Matar Ba la donc mu ñëw ak liggéey bi mu def ci Coupe d'Afrique bi donc ku ne xam ne moom ci ñun la bokk ñu def ko invité d'honneur ñu ànd continuer fête bi incha allahu rabbi. kon amul drapeau invité d'honneur moo am. non drapeau bi drapeau GFM la groupe Futur Média lañ ko tuddee ñoom dinañ ñëw ànd ak seen kilifa ànd ak seen délégation ñëw donc comme instant bi nag xam nañ ne Lions yi ñoo ñu indil Coupe d'Afrique muy une première en Afrique donc directeur bi di Birane Ndour jël drapeau bi dëjee ko Lions yi ñun tamit ñu xalaat ne ministre Matar Ba vraiment il a beaucoup fait pour le sport et en particulier pour la lutte ñu ne nañ ko def invité d'honneur bu ñëwee ñu remercier ko sargal ko ci liggéey bu rafet bi mu def ci Coupe d'Afrique bi. ticket yi ñaata la. waaw ticket yi vert jaune 2000 francs la tribune rouge 5000 francs annexe loge 10 000 francs loge VIP 25000. kañ ngeen koy commencé jaay ak fu ngeen koy jaay. non déjà dañ koy commencé à partir de ce jeudi incha allahu rabi donc fi ñu koy jaayee dañ ko jaay arène nationale dañ ko jaay Guédiawaye dañ ko jaay Thiaroye RFM TFM ak Almadi ak kii ak Cosaan waaw. foofu daal mooy endroit yi ñuy jaay bi. waaw moom foofu lieu de vente yi quoi. ak ku woote tamit ci 77 042 60 60 foo nekk incha allah nañ la mën a désigner pour nga dem ut sa billet waaw. kon daal fi mu nekk nii li des mooy bés ba jot mbër yi bëre mu jeex ngeen tàqali ko wëri leneen. non instant bi mat na dimanche na ñëpp ñëw rek on fait la fête incha allah ñu continuer fête bi waaw. Youssou Ndour dina ñëw mbaa. waaw dina am invité surprise nag incha allah. est-ce que Youssou doon Youssou wala. invité surprise daal dina am waaw. waaw bu ngeen jógee fii lan ngeen xalaat ngeen tëggaat combat ren wala pour déwén. bien sûr ba pare ñun on a un projet en fait parce que lii ñu ngi koy xool ñu ngi koy projeté fii ak ay at parce que tey bu ñu ñëwee am ay affaires yoo xam ne indi nañ ko teg ko indi wuñ ko teg ko rek pour pare pour génn donc projet la boo xam ne dañ koy jël continuer ko donc parce que dañu bëgg gars yi xam ne làmb sunu sport la national te ñun ñoo ko moom donc bëgguñu dara lu koy salté wala lu ko gàkkal te war na mën am image boo xam ne dañ koy mën a jaay ici au plan national comme au plan international donc ñun loolu moom moo tax instant bi ñu dugg ci làmb ji bëgg ko taaral bëgg wan gars yi que ne làmb produit la boo xam ne ñëpp mën nañ ko jënd te couche de société bi yëpp mën nañ ci bokk muy mag ndaw xale ak góor ak jigéen ñëpp mën nañ ñëw seetaan làmb ci stade bi wala ñu toog seen kër seetaan ko ba pare ñibbi te benn problème du am. te loolu moo tax defu ngeen pay-per-view bi. non xam nga comme li may wax rek pay-per-view moom ak ñàkk a def pay-per-view choix la donc ñun dañoo tëgg làmb organiser ko ñëw tuddee ko groupe Futur Média jënd droit yi may ko population bi loolu moo tax ñun defuñu pay-per-view waaw. donc ñoom waa groupe Futur Média rek ñoom ñoo am droit def ko direct bés boobu. waaw parce que ñoom ñoo jënd droit yi donc ñoom ñoo jënd droit yi ñoom ñoo koy def direct ci seen télé ak seen plateforme yi. exactement waaw. presse bi nu ngeen di taxaw ak ñoom bés boobu. waaw côté accréditation yi daal. waaw xam nga côté accréditation yi il faut nga organiser ko nag parce que mënuloo accréditer ñëpp mais comme li ma wax làmb bu organiser nga xool ku ci nekk wàllam ak pàccam bi mu moom nga jox ko
donc ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ la war nañ leen accrédité nañ leen accrédité teg leen ci disposition yoo xam ne nañ mën ñoo def seen liggéey tranquillement incha allahu rabi bu soobee yàlla. bu leen accrédité doo leen tëj ci biir ci ay barrières. non pas tëj ci ay barrières c'est-à-dire comme li ma la wax làmb da nga koy organiser moo tax donc ku ci nekk li nga bëgg a def nañ fexe nga liggéey sa liggéey tranquillement te ñun du yàq dara suñu organisation incha allahu rabi bu soobee yàlla. kontaan ci yow. maa la gën a bëgg El Hadj Babacar sama lakkal bi. Alaaji Maaw. jaajëf waay.